jàmbaar ca waar wa loo liggéey di yaaka moom ni jëmbule ñaxareerul borome baykatu Sénégalo am ngeen jaar mbokk yi ndax moom yéen a ngi may gis sax fii ma toll day xam naa ne yàlla pomme de terre la lii nag xar ji mooy li ngeen xam ne moom la ñu bëgg nag mu wër Sénégal président de la République wax na ko nee na mbéy mi fii gune yi dinañu toog ci seenam réew am li ñu bëgg ci seenam réew liggéey ci seenam réew teranga ji fekk leen fi xool leen fii ca gannaaw amoon lii lu jafe la waaye nag niñ ko waxee président ne lépp loo xam ne mën nañ koo def ci mbéy mi bu dee dañu indi ay projet bu dee dañu indi ay kuréel yoo xam ne lu leen di jàppale ndax ñi leen jàppale waa PADEN am nañ ci wàll ñooñu nga xam ne ci ñaay yi ñooy toppatoo bokk yi ci wàllu mbéy mi ci wàllu yeneen i anam ngir rek mbéyam Sénégal gën a mën a dem ca kanam lii nag yéen a ngi doon seen léegi ay charrette gis fas yi ñu sonn lool ñoom itam ngir rek nu ñu mën a génne production bi ndax mbéy mi rafet na jekk na lool kon nag yow sama waay yaa ngi ci kon nag xale yi ñu ngi ci liggéey bi loolu lépp daal buñ ko defee Sénégal day mën a jëm rek ca kanam rawatina nag ci lii ngeen xam ne moo mën a toñ am réew mu di mbéy kon nag ñu sant bu baax waa PADEN bokk yi ngeen xam ne ñoo jàppoon ci liggéey bi ba ñu toll fii ak it ministère de l'agriculture et de l'équipement rural jërëjëf docteur Bamba Abdoulaye. liggéey bi nu nekk dañ cee am tànki kanam bu baax ndax dafa am koo xamante ni moo nu jàppale bu baax ba tax liñ doon nisër mu doonoon lu ñuy bëgg nekk ci suñu bopp te mu taawoon na lool PADEN dafa ñëw jàppale nu ci xam-xam jàppale nu ci ay moyens ba tax ne li ngeen fi fekkoon daaw bu ngeen ko seetluwaatee daanaka ñaaram nekkaat na feren yokkaat nañ ko ci penku yokkaat nañ ko ci saw bu nu seetaatee itam rendement yi nga xamante ne am nañ ko daaw ci mbay mi ak ren yokkaat na bu baax ndax li tax mooy PADEN dañ ñoo jox xam-xam boo xamante ni ci lan jaar ba tax nu gis ni yoon wi nu PADEN jaar wi mu nu teg foofu moo baax foofu lañ doon seet te xamuñu woon fan la yàlla boole nu nag léegi ak PADEN mu jox na moyen andil nu xam-xam léegi nag nu di ci jaar di ci gis suñu bopp ba tax na fi mu ne nii boo seetloo tool bi terrain bi ñu nekk tey yokku nañ ci côté yëpp yokku nañ ko ci ndax ñëwoon na di nu puus ngir may nu doole waaye nag nit ki boo ko dee teg loxo da nga bëgg mu dem léegi nag am naa yaakaar ne bàyyi nañ jàngal nañ ñu xam-xam boo xamante ni ñun yaakaarul woon séntu wuñu ko woon ci sunu dund ni lii bis dina ñëw nu mën ko pratiquer xalaatuñ ko woon ndax benn mooy xam-xam lii ñu nekk muy expertise yi ñuy liggéeyee fi mu ne nun noo koy defal suñu bopp dootuñu woowee te beneen polomier man maay ñëw sumeeku sol sama tëni jël ay gaskat fay leen fenn fu ci ne fu raakool war a nekk maa ko fay jaarale distribuer ndox mi ba nga xamante ni bu takkee lu ma bëgg a arrosé dinaa ko def ci ay minutes yu néew yàlla dogal na itam ci biir yokkute bi ma doon wax ak yow ba tey daaw bi ngeen di ñëw moto pompe ngeen fi fekkoon moom laa doon liggéeyee daaw mais ren boo ko seetee ay pompe électrique laay liggéeyee yàlla dogal na courant laa wàcce ci biir tool bi léegi ay bouton rek laay liggéeyee damay ñëw rek commandé dellu ne ci leneen loolu nag yaakaaruma woon itam ba tey dinaa ci mës a yegg tey def naa ko ci loo xamante ne nii bi ma koy def yëguma ko parce que mbir bu fekkee yaa ngi ci dugg te fekk moyen yi mi ngi fi boo koy def du metti yàlla nag ak PADEN ndax nit ki nag balaa sant nag suñu borom benn mooy dana sant doomu adama ndax yàlla du yebal malaayika ci yow wala mu yebal jinne ndax ñaar yooyu boo ci gis dana la tàqale ak sa sago mais nit comme yow la lay booleel ñoom nag xam naa ne seenu dugg ci dëkk bi président moom war naa jàppaat bu baax PADEN gën leen a dooleel président de la république loolu moom dama koy jaarale tey ci antenne bi ngir xëy na bu ko seetaanee dina xam ne ñoom ñim fi dugal muy PADEN ñu ngi def seen liggéey surtout coordonnateur Massamba Diop kooku moom yemul sax ci bureau yi di signer ay dossiers ak a génn mais day wàcc topp dugg ci terrain bi xool producteurs yi ba xam ci lan lañ nekk xam nga nag may la jën ba noppee wëlbatiku jàngal la ni nga koy noppee loolu la ñëpp bëgg PADEN nag foofu la nekk da lay may jën ba pare ñëw di la jàngal ni nga koy noppee. pomme de terre laa def tey bu ma ko seetee daal xam naa ne hectare bi toppal na lu gàtt juróom benn fukki mètre
ndax boo xoolee tool bi léeg-léeg ngay seen pomme de terre la ñoragut ay épaisseur la man maa ko defal sama bopp. am na leneen loo seen nii ci wàll gi garab brisement yi loolu it dañ ko cee dolliwaat loolu bu ma ko calculer xam naa ne hectare ak genn wàll daal dana ci dem mais bu ma seetee yi nag li nga xamante ne mooy rendement bi wax dëgg yàlla biñ defee carré rendement yi biñ ko calculer 1 mètre bu ne génne na 11 kilos yu topp buñ seetee buñ defee 1 mètre bi man ak Bamba biñ ko nattee 1 mètre bi biñ ko nattee wàññi garab yi ne ci biir 1 mètre yi 9 garab lay nekk 9 pomme de terre 9 pomme de terre yi boo calculer doom yi am na ci yoo xam ne doon nañ am 70 am na ci bu am na 80 biñ nattee poids bi dem na ci 11 kilos yu topp benn bu ci nekk kon loolu boo calculer benn mètre bi di nga xam hectare bi 100 tonnes la lay jox 100 tonnes benn hectare bi génne na ko 100 tonnes nekkul loo xam ne dañ ko def nag ci ay xayma dañ ko teg ci xam-xam ci xam-xam lañ ko teg ndax li nga def gis résultat bi moom man loolu mooy lu leer naññi mais li nga xam ne da nga koo xayma ci kaw xalaat mën naa échec mais nag ci xam-xam lañ ko teg 1 mètre daal biñ ko nattee yu kaare génne na 11 kilos yu topp te dañ ko def ci ñetti barab yu bokkul dañ ko def ci bii côté wëlbatiku def ko ci côté bi wëlbatiku dellu def ko ci beneen côté bi benn côté bi nga xamante ne nag dañ koo xaroon mooy pomme de terre bi da nga koy jël dagg ko ci digg bi côté boobu moo gën a faible ndax 9 kilos la am yu topp tuuti mais côté bi nga xamante ne nii dañoo jël doomu pomme de terre bi tabal ko noonu buñ ko seetee 11 kilos topp na 12 kilos daal presque dem na ci kon ba tey ñu ngi gën a xeer bu baax baykat yi ci ñu bañ a dagg pomme de terre ñu di ko jël di ko tabal noonu te benn bu ci nekk ak morom ji mat 40 centimètres gis nga buñ ko defee mën ngaa bay diggu pomme de terre bu ndaw am ci rendement bu fort bu am doole lool ndax xam nga 100 tonnes yi pomme de terre nag wax dëgg yàlla dara la. non dara la waaw. dara la tonnes yi pomme de terre. dara la waaw. non dara la. marché bi pare na. waaw fi nii mën nañ ni marché bi pare na ndax boo xisee wax ak nit ba d'accord ba loxo dem ci poos. kon loxo dem na ci poos. waaw loxo dugg na ci poos xëy na génneegul la fa ne nag waaye dugg na ci biir poos bi. ah mais luñ ci teg mu génn sëñ bi. waaw ndax xamaguñ poids bi ñaata la. waaw te bala ngaa mën a fay da ngaa xam sa poids nu mu toll. mel na ni surga yi yokk nañu de. ah Cheikh Abdou Khadir ku dolli cere nag da nga yokku ñeex loolu olof lépp boo yokkee cere da ngay dolli ñeex ndax it da ciy baax ndax it fi mu ne nii li tax mooy noonu fi ne li ñuy liggéey nii man entreprise la ndax li tax mooy gis nga ñi ngi sol gis ñuy sol si pomme de terre bi kenn ku ci nekk sa ceeb ci lay tooy baana bi tànkam jaaru fi ñii ñoo ko yor fas yi dañ ciy dund jalu ñax ba la ngay seen damaa fay borom saret bi ni ko kaay nga génneel ma ñax mi mu dem fële nu d'accord ci prix ma yëkkati fay ko kon man entreprise laa yor waaye Cheikh Abdou Khadir Paden daal moom nun buñ agsee fii tey ah dañ leen di beral loxo ci cant gi vraiment ba fii may wax ak yow semaine bu ñu dugg wala ñaari semaine yu ñu dugg ñu woonu formation maanaam éducation financière xeet yu mel noonu bu la ko nit dee defal da nga ca xame loo xamante ni boo joroon sa àll ba jug di wut ku la ko bindal doo xam fooy fekk kooku ngir mu defal la ko waaye ñoom ñoo lay woo ne la kaay ñu jàngal la Paden puus nañ ñu ba dugal nu foo xamante ni buñ demoon bàyyi nu tam nu des a xam-xam bi mën nañu continuer ci terrain bi te day yokk mais dootul deltu ginnaaw. man maa ngi tudd Modou Ndiaye dëkk Mboro di président ICPM en même temps di président filière pomme de terre parce que pomme de terre dafa demoon ba Sénégal mu dee wet yàlla dogal ñu def relâche bi ñu defee relâche bi ak léegi nag vraiment avancé na bu baax a baax avancement boobu mu avancé itam li ci gën a am solo tey dox bi ni mu gaawee boo xoolee relâche bi ak léegi dox bi ni mu gaawee te lépp nekk macha allah ay rendement yu baax nekk itam loo nga xam ne lii tey askan wi gis nañ seen bopp parce que tey jii boo toogee fii ci Mboro nga dem Dakar kilo pomme de terre war a def ay 300 350 kon xam nga ni vraiment béykat bi mi ngi ciy gis boppam mais consommateur bi mi ngi ciy gis boppam transporteur bi mën cee gis boppam loolu dafa nekk loo xam yi moom mooy jëmale réew kanam te boo gisee bi ñu defee relâche bi ak léegi dox bi ni mu gaawee ci wàllu pomme de terre kenn ku ne xam na ne Sénégal yëpp xam nañu tey pomme de terre vraiment filière bi mi ngi dox waaye boo gisee mu gaaw
vraiment état bi tam dafa jàpp wet gi mu war a jàpp ndax jàpp na ci wàllu subvention jiw bi jàpp na ci wàllu subvention engrais bi beneen bi ci des itam li nga xam ne ñun li nga xam ne tey béykat bi bu ko dee def dafa war a ànd ak technicien foofu it tey Paden mi ngi ñu ci gunge ci wàllu filière bi gunge nañ ci ba nga xam ni vraiment am nañ ci ay gis-gis am nañ ci it ay yoo xam ni suñuy producteurs yoo xay bénéficié wu nañ ci ba yaakaar naa ne rendement yi ñu def diggante daaw ak ren gis nañ ni wàllu tourniquet yi moo ko indi te gis nañ ni loolu itam lépp boo ko tënkee day delluwaat rek ci gouvernement bi. Sénégal dañ doon wax ni qualité bi nga xay moo jógee bitim réew vraiment moo dàq mais at yii ñu weesu yëpp relance ak léegi gis nañ ni tey production locale bi vraiment am na rendement bu baax am na qualité bu baax yaakaar naa ne foofu jooyatuñ ko ba tey commerçant yi sax dañoo wax ni léegi ñun suñu waxee su ngeen xamee heure bi ngeen di ñoro dañ teel a toog ARM ak ministre bi ñu toog ak ministre du commerce ñu toog ñu arrêté importation ba tax na boo ko gisee at yi ñu weesu yëpp béykat bi gis na ci boppam vraiment consommateur bi ñu gis ci boppam commerçant yi gis seen bopp fi mu nekk nii Mboro tey benn pomme de terre boo xam ne bii tey béykat bi da koo indi ci marché bi amul commerçant yi ñoo jugee Dakar ñëw dem ci tool yi taxaw di jënd borsa waaw ñooy tànnal seen bopp ñu solo seen bopp ci li ci gën a yéeme saako 50 kilos 80 kilos lañ doon def boo ko xoolee ci marché bi fi mu nekk ni saako yi 25 kilos ñëpp maase nañ fii ba Kayar te loolu nekk na loo xam ni Paden jàpp na ci ndax lim ci jàppee moo di soo ñëwee kuréel bu mel ni IGPM tey gunge nañ ci wàllu semence muy jiwu pomme de terre gunge nañ ci wàllu xottu saako ndax xam nga boo nee semence maa ngi récolté da nga soxla xottu saako foofu dañ cee gunge bu baax a baax magasin bi suñu ginnaaw dafa nekk magasin boo xay Mboro cosaan la fi mais bi ñuy Paden taxawee dañ ko réceptionné ba nga xam ne tey magasin bi dafa nekk lu bees kilifa yi nga xay dañoo fekke woon démb bi magasin bi yeggee dañoo ñëw station agricole di nimikuwaat magasin bi ak lan la parce que cosaan bi mu nekkoon parce que mag ñi bu ñu mësaa wax ni lempo ñu ni nég leen ba coopérative bi taxaw bu taxawee rek dootoo sonn ci wàllu lempo moo tax bi ñuy defaree bi mu yàqoo Paden jàppale ñu ba ñuy defaraat ko vraiment dafa mel ni askan wi yëpp lañ ko defaral moo tax yaakaar naa boo ko xoolee vraiment Paden ñun ñoo ngi koy wax félicitation mais ministre de l'agriculture Ablaye Seck itam ñoo ngi koy félicité bu baax a baax ndax am na coow lu bëree bëri boo dégloo ci rajo bi yaa ngi dégg ci oignon bi lii gerte gi lii nangam lii mais pomme de terre bi moom yaakaar naa ni benn problème boo nga xam ne bii am na ci at yi amul ndax béykat yaa ngi ci gis seen bopp soo ko xoolee jiw yi at mu nekk day yokk te daaw gouvernement bi da cee def sasti bu am solo ndax daaw jiw bi dafa dem ba manqué ren bi ñu ñëwee benn dafa yokk semence bi moom moo ko yokkal boppam teel a génne agrément yi teel a génne engrais bi topp ci jiw bi kon yaakaar naa ni suñu agsi fii ñu agsi tey vraiment gouvernement Sénégal gàcce ngàllaama jàpp na ci bu baax a baax. Mouhamad Bachir Niang si ndimbal Paden gannaaw yàlla mi nga xam ne nii mooy dogal nu wax dëgg yàlla ñu am si projet boo xam ne nii projet bu kontaan la ñu monté ñu defal nu ko fi daaw ñu bay fi pomme de terre daaw bayaat fi ren pomme de terre diggante bi jal bi ñu gis ni 12 sacs moo fi nekk ndax dafi laa la woon 12 sacs la fi defoon si jiw wax dëgg yàlla itam comme tourniquet moo koy roose ñu def ko defin woo xam ne nii jiw woo xam ne jiw normal la sorewul bopp waaye jegewul ba ëpp itam ndax écartement yi dañ koy sóoraale ndax gis naa ne ñi nga xam ne day jegeel bopp mën naa am du dijj na war a dijjee moo tax écartement yi toujours dañ koy sóoraale waaye gannaaw ban jiyee itam maa ngi samay rak si tool bi wax dëgg yàlla ñu liggéey ko liggéey mu rafet ndax bu fekkee tourniquet gis nañ ne roose bi dana yomb naka noonu temps la nga doon def si temps doo ko def ndax gis nañ fii ñi nga xam ne ni ñoo doon dëkk ak ñi nga xam ne ni yorun tourniquet ñoom heure bu ne leen xëy si guddi gi di roose ndax bu dul loolu bëccëg gi dañuy yendoo roose mais ñun bu dee tourniquet wax dëgg yàlla ñun dañuy julli suba ba pare door a ñëw tool te boo ñëwee balaa midi nga pare waaye njariñ ñu indi de bokk na sa lii ma wax c'est léegi muy rendement yi ndax rendement gis nañ ne rendement dëgg tourniquet moo koy joxe loolu gis nañ ko bu baax a baax kon rendement bu ñëwee poche bi mën naa diis poche bi day yokku li nga xam ne moo si daan dugg lu si ëpp mën na saa dugg ndax mën ngaa gis ku bay 1 tonne moom daanaka lu bari si maanaam gën jaa bëri si lam am bu paree mën naa am 20 tonnes sax du ko passé
am na ñoo xam sax mën nañ kaa yées waaye gis nga ne ñun gis nañ ne bu fekkee rendement bi nii comme ni nga ko gisee nii hectare bi mën naa dem ay 30 nangam tonnes 40 nangam tonnes ba 50 nangam tonnes loola wax dëgg yàlla wala ba 60 sax loola lii kay maye mooy tourniquet. kon de xel xalaatul moom mbëkki géej gi demi France ki Italie. déedéet xalaatuma ko ndax la gars yi di wuti foofu man maa ngi koy ut fii maa ngi koy am fi man la gars yi di wuti foofa di andi bu ñëwee man du ma leen ñee ah dañ may ñee kay man mi fi toog waaye man du ma leen ñee. li ni dolli ndaw ñi de wax dëgg yàlla mooy ñu gën a góorgóorlu te xam na ne mbay mi instant bii nii wax dëgg yàlla gisul lu ko fi tane gisul lu ko fi tane kon nag lépp loo xam ne nii mooy maanaam moo la ndaw di jàpp na fexe bu fekkee lu baax la nag góorgóorlu jàpp ko bu baax waaye nag nañ ñëw si mbay mi ndax mbay mi bokk na si li nga xam ne nii mooy màggal réew mi mooy yokk koom-koom bi naka noonu itam bokk na si li nga xam ne nii ku ko xas ba téye ba jàpp suuf boo ko xasee ba am moom di liggéey normal yow moom daanaka soxlaatoo dara. tool bi da nga ko ñag. waaw tool bi am na lu ko ñagee ndax am na ay garab yoo xam ne pare noonu ko joxoon mooy lasena ñu jox na ko lu commencé fa dara se daa wër ba wër na le ba dem na le sa kaw gis nañ boo xoolee garab yee ne si la bokk garab yi lasena yee ndax gis nañ ne garab yi ay njariñ yu bari moo si nekk gis nañ instant bi fi ne nii maanaam ngelaw li bari na bokk na si njariñ la ngelaw li buy ñëw dana mën a baare li nga xam ne mooy ngelaw li mooy garab yi bu màggee ndax daaw dong lañ ko jëmbat mu toll ne kon bu fekkee dem na maanaam feek at ñaari at maanaam dana mën a màgg sa kaw naka noonu itam beneen njariñ bi nekk si garab yi mooy garab moom toujours doomu aadama fu mu nekk day yittewoo garab ndax gis nañ oxygène bi ngeen noyyi garab yi ñoo la koy jox bu fekkee gaz bi nga xam ne nii moo ngay génne yow loola da nga koy joxaat garab yi moo lay dundee kon gis na ne loolu njariñ la naka noonu itam bokk na si njariñ la muy compost léegi nga xam ne moo leen def compost bi waaw waaw loolu da xanaa daa mel ni engrais lay doon rek. waaw maanaam xeetu fumier la maanaam fumier la boo xam ne nii fumier bu baax la ndax dana tax suuf si ni mu yaraaxee ndox mi di gaaw a dem engrais bi di gaaw a dem loola dana bokk si nga xam ne mooy njariñ yi nga xam ne moo la compostement di téye maa fumier moo lay téye ba ndox mi du gaaw a dem bu ko defee sa engrais toon du gaaw a daw bu ko defee gàncax gi dina ko jël ndànk par ndànk ba keroog li nga xam ne moo lay am li bëgg dana mën a nekk fumier naka noonu dem sa jur dina ko mën a dundee ndax garab la goo xam ne nii garab gu jur gi bëgg la garab gu jur gi bëgg la kon gis naa ne boo ko defee sa tool wax dëgg yàlla ay njariñ yu bari bari moo si nekk naka noonu itam compost bi mën nga kaa liggéeyaale si maanaam booy defar compost bi mën ngaa dagg si lesena bi boole ko si biir li nga xam ne mooy laitière bi mooy ñax mi nga xam ne moo ngay defee li nga xam ne mooy compost. man maay Souleymane Sarr di conseiller environnement ak agroforesterie ci biir unité de coordination programme d'aménagement et de développement économique des Niayes PADEN. fu PADEN di dugal loxoom ci wàllu xaalis dinañ fexe ba luy aar tool yi ci ngelaw li ñu jàpp ci loolu moo indi tey ñu installé woon ay eaux vives ànd ci ak ñoom mais aussi installé tam ay brisement ñoŋal tool bi ba nga xam ne lépp luy yàq bu jugee ci biti du mën a agsi du luy feeñ ci tool bi yëpp rek dafa am jeexital bu ñaaw ci gàncax gi donc li ci am solo mooy ñoom ñu dem ba mën a ràññeetle ci wàllu woowu parce que ñu ngi ciy def ñoom it ay tàggat ak Massar ak waa DPV pour ñu mën a ràññeetle gunóor yi ba xam tey ñan ñoo ciy yàq ak ñu ci dul yàq et puis tam ci côté boobu dañ leen jàppale ci tey nu ñuy taxawalee ay biopesticides maanaam ay xeetu produits yoo xamante ni ci gàncax gi lay jóge ci produits yu naturel ñu mën ko defar di traité seen tool nga xam ne du am benn tooke wala jeexital ci seen wér-gu-yaram mais li jar a sant yàlla mooy tey PADEN ni mu liggéeyee ak ñoom defe naa dafa am wàccaay boo xam dafa am solo moo tax xëy na loolu bu ci amee it xawut a bari te ñi demul woon it tey exemple yi ñuy gis dina leen mën a indi donc démarche bi dañ ko teg ci démarche participative donc waxtaan ak ñoom ànd ak ñoom ba ñuy tënk projet ba ñu identifier lépp li nga xamante ni tam mooy jeexital ci wàllu alam bi ak solution yi nga xam ni moom la ñu nas ñu ànd ci donc moo tax xëy na fenn fi xaw na yomb mais fi ci des it xaw na jafe mais dañuy soox ak ñoom incha allah ba ci ndorteel gi ñu mën a am liñ bëgg. Cheikh Sidi Makhtar woote na Serigne Cheikh Al Maktoum woote na ku na jéem a dem ca tool ya bàyyi ndaxte jàmbaare yi def. maa ngi tudd Magor Kane nekk maire commune Darou Khoudoss ci département Tivaouane. vraiment bi ñu nekkee di jokkalanteeg ñoom ba léegi wax dëgg yàlla lu bëri soppeeku na fi par rapport ak lu ñu jëm ci wàllu conflit. te outil bi nga xam ne jagleel nañu ko muy PAOS bi dimbali ñu fexe ba ñu yore ko ñun man moom laay wax comme ni ko tubaab bi di waxee maanaam table de chevet livre de chevet mooy maanaam ab livre la boo xam ne wax dëgg yàlla lépp lu nekk ci commune bi rek da koy mandargaal na ko rawatina nag suñu diggante ñi nga xam ne ñun ak usines yi fi nekkoon wala diggante baykat yi ak sàmmkat yi coow li nga xam ne amoon na fi livre boobu dafa vraiment njëriñ lañ ci gis te non seulement yemul ci loolu mais tamit vraiment ñu ngi dimbali par rapport ak les limites suñu diggante sax ak commune yi parce que loolu tamit coow lu rëy lay jur rawatina man sama commune bi ma nekk nii muy lenn lu outil boo xam ne lu am solo loo xam ne wax dëgg yàlla
ñun moom jot ko vraiment dafa di loo xam ne dafa yombal suñu liggéey. comme ni ngeen ko xamee par rapport ak même consultant bi ñu boole daan nañ dem ci ay zone parce que commune bi dañ ko matérialiser mandal ko def ko ay zone lu mat 5 zones fii maanaam zone bu ci nekk nag dañ fa fexe au moins mu am fa benn comité boo xam ne moom mooy gérer loolu lu jëm ci wàllu conflit yeeg yeneen yi te wax dëgg yàlla bi mu amee ba léegi à chaque fois conflit sax pour nga yëg ko day fekk loo xam ne lu garaaw a garaaw la ba mu yegg si ba ci ñun mais fi mu nekk nii wax dëgg yàlla ñoom à leur niveau ñu ngi arrivé di gérer loolu rien que ak comité bi nga xam ne mettre nañ ko en place avec le programme du PADEN lu coow lu am diggante éleveur wala baykat yeeg lu mënti doon ñoom ñooy waxtaan seen biir impliqué ci chef de village yeeg imam yi ak maanaam conseil yi fa nekk ba nga xam ne wax dëgg yàlla lépp day sedd ku ci nekk delluwaat ci la nga newoon. vraiment ñu ciy remercier vraiment le PADEN ci initiative boobu ñuy am wax leen daal vraiment ñun lu ñu dimbali la kontaan nañ ci wax dëgg yàlla bu ñu sañoon nag day continuer sax du arrêté wax dëgg yàlla parce que vraiment noppal nañu ñun suñu liggéey te tamit noppal na vraiment tund bi yëpp. baykatu Sénégal am ngeen jaaraama yéen a naxul Sénégal waaw waaw. sant yàlla ndaxte dañ ñoo fekk tool bi nii ñeenti nit a fi doon roose di tànq ci teen be ma def ay bassin ñuy arrosé waaye boobu tolluwul nii yaatoowul nii ndax mënuñu ko roose ak loxo yàlla def ma déposé yàlla dogal ma génn. loo déposé. bi ma déposé PADEN. kañ. bi ma duggee ci PADEN yàlla def ñu ne ma génn nga bu temps boobu Anta Seck moo fi nekk bi ñu génnee ba ñu installé ma li ñuy wax rek ci comme que dañoo yàkkamti ñoom ci seen bopp bi ñëwee installé ñu defoo dërëm defoo ñaar dërëm ñu installé la léegi ña ma yore woon fii ñeenti nit ñi ma yore woon ma jël tool bee fa laa def ñaar ñi jël kenn ki def ko ci tool bee ñuy jëmbat su pomme léegi man nag kenn ki ñun ñoo fi dese te mbéy mi tamit fi ma ko fekk man li Balla Gaye waxoon rek làmba ma ngénte waaye man it mbéy moo ma ngénte ndaxte defe naa temps boobu yow ak pa yaro dee sama maam da doon wax diisoo ak béykat yi tool laa doon yendu sama maam jëndal ma ñaar dërëmu mburu potu meewu Nestlé 3 dërëm bu ma ñëwee moom laa yendoo moom laay añee foofu li mu jur bëri na ndax keroog dama seetaante la ñu ne plan émergent doxul waaye ñi ko wax ci ñoom la doxul waaye ñun ñi am lu ñu mësut a am dox na ci ñun am nañu diplôme jàngal nañu nu ñuy defaree jiwu am naa si tamit diplôme wan nañu nu ñuy produire la ñuy tere wan nañu ko soreyaayu pombiteer wan nañu ko soble la ngay dindilee deflee yëpp wan nañu ko ba tey ci la ñuy joggi di dox waaw émergent moom ku ne doxul yow yaa doxlewul waaye ñun ñu ngi doxle ndax ñun jigéenu Jondiagna ñu ngi li ñu am mësuñu koo am ndax dañu ne kii bi dañoo lajj bu doon ne lii fii Macky Sall def émergent bii ni mu yaatale gaa yi di béy jóge bitim réew di ñëw ña leen fi jiitu suñu defoon noonu kon weesu nañu fii ñun daaw bi ñu demee Fiara ma am fa prix bi ma amoon dama ñëw gas fee forage ma béyaat tool boobu tey man am naa benn terrain campement ngay xoox te ci nii la. waaw campement ngay xoox am nga fa. terrain ba clôturer ko fii Mboro am naa fi ñaari terrain beneen bi def naa terrasse naa kuule naa ba pare tey karo moo ma dese même porte yi am naa ko. ci fan. fii sunu wetu kër ci dëkk bi tey man kay li ñuy ñaan moo ñu am 2e PADEN wala ñu am bu mel ne PADEN kon ñu gën a sant yàlla gën a yokkute mu gën a bëri. ñu gën a émergent waaw. moom la ñuy ñaan. prix nga wax léegi de. prix bi ku la ko joxoon nga ne. waa PADEN muy masa canadien yi. canadien yi waaw loolu nag prix boobu nag du pour xaalis bu ñu lay jox ngay def ci sa poche ay matériel la waaye pour man ni ma ko jàppee mooy gën a la góorgóorlu. Masaar mais wax naa ko ma ne ko lii gën a la góorgóorlu la
te bu ñu yàlla mayee fekke ba déwén bu ma doon def benn dinaa jéem a def ñaar mbaa ñett nii laa ko waxee woon. fii mu nekk nii jaay naa sama soble jeex na maa ngi jaayoon 250 laa jaayoon. Paden nag dafa am jaar-jaar boobu ba muy door dañ ko joxoon juróomi at mu commencé 2012 waroon jeex 2000 n'est-ce pas 2016 décembre 2016 jaar-jaar yoo xam ne ñoo yàqoon doxalin bi ba nga xam ne ñu taxawoon ci fin 2014 début 2015 ci jubbanti. Je crois que loolu moo tax suñu ko mun nañ ko mandargale benn chiffre fin 2014 ñu ngi woon ci ñaar fukk ak benn sous projet waxtu wi may wax ak yow ñu ngi ci ñaari téeméer ak ñaari sous projet n'est-ce pas. fin 2014 ci financement bi nga xam ne moom la gouvernement Canada teg ci loxo gouvernement Sénégal à travers ministère de l'agriculture te mu waroon jàpp lépp lu jëm ci installation li nga xam ne moo ci jotoon génn toll na sur 15% te mu nekk 2 milliards 8 loolu moo nekk alors GDE bi li ñu tuddee guichet de développement économique waxtu wi may wax ak yow actuellement si fonds boobu dem nañ si ba tollu pourcentage 75%. donc ci ñaari at ak genn wàll alors ci jàppale ak aussi ci dooleel ak fit boo xamee ne ministère de l'agriculture moo ñu ko jox ci noonu la ñu dawee ful liggéey bi ak tamit ci jàppale boo xamee ne jëm na sur équipe bi yokku. Je crois que waxtaan nga ak suñuy technicien gis nga ne ñoom ñëpp sont engagés ay ndaw yu takk lañu yu xam seen liggéey et loolu moo ñu may fit ñu jóge ci ñaar fukk ak benn en début 2015 wax ko yóbbu ko waxtu wi si ñaari téeméer ak ñaar fii ñu nekk si Kayar nag dégg nga ko donc wax jooju ñëw na sànq 2014 Kayar amagul woon benn sous projet ci waxtu wi may wax ak yow fukk ak juróom yi weesu nañ ko sur Kayar si ñaari at ñu def ko donc c'est-à-dire loolu jéego bu rëy la. loolu nag gis nañu matuwewul ci njaboot gi yëpp yàlla rek moo yor loo xam ne moo mate ñëpp waaye yaakaar nañ ci jàppale ministère de l'agriculture yaakaar nañ ci jàppale coopération canadienne loolu dana xëy wal. lu tax ñu yaakaar ne dana xëy wal parce que ci tool bu mel nii ak ci lu tollu sur téeméer ak juróom fukki tool yoo xam ne jàpp nañ ko ba ñu xaymaa li nga xam ne mooy bénéfice nettu borom tool bi ba mu génnee yëpp sars yëpp ci at bi rek ba mu génnee sars yëpp am na 1,8 million donc million ak téeméeri junni ak juróom-benn fukki téeméer ak juróom-benn fukki junni suñu ko xaymaa boole ko méngale ko ak ki nga xam ne amul jàppale wu Paden kooku sur téeméeri junni la topp donc c'est-à-dire jàppale wu Paden dafa jëm sur ful n'est-ce pas ba nga xam ne koom-koom baykat bi dana yokk donc looloo tax ñoom ñëpp bëgg a tàbbi si yaakaar naa ne pexe ministre de l'agriculture su jubee donc dana mën a wal ba suñu doon wàññi fukk ak juróom benn si Kayar yu tool yu ñu liggéey danañ mën a dem ba téeméeri tool donc loolu yaakaar nañ ko maintenant nag ñun suñu doxalin ci biir Paden ak ci équipe bi ñu jiite ñun lenn la ñu gëm moo nekk ne projet bi dafa war a jeex juillet 2018 maintenant lay xew ëllëg nag ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ñu teg fii ñoo teg fii projet bi ci loxo yi ñooñu la mais ñun suñu mission dana jeex juillet 2018. jàmbaar ca waar wa loo liggéey di yaa ko moom di jëmbule ñaxareerul boroome jàmbaar ca waar